maître dañuy avancé waat wax si mbirum coowal affaire 94 milliards yi ak coow bu rëy bi nga xam te ni moom moo ko si juróon gannaaw bi ay plainte yu bëri amee de part et d'autre Ousmane Sonko portoon plainte Mamour Diallo porté plainte waaye dafa mel ni dañ koo mujjee classé sans suite si xibaar yi nga xam te ni moom lañ si am ban analyse nga si def. waaw man moom suma analyse du ci sori parce que comme c'était un différend entre deux personnes privées mën naa jàpp ni effectivement tey li ma dégg ci journaux yi que le juge le doyen des juges dafa rejeter effectivement donc ko plainte bi waaw mu jàpp ni donc amul préjudice bi nga xam ne maanaam benn lor bi nga xam ne am na ko ci et que daanaka amul intérêt à agir léegi donc ñoom xam naa dinañ xool ak seeni avocat ban suite lañ ci mën a joxe mais da jàpp naa ne genre combat yu mel nii ci lu ma am ci suma expérience pour mu mën a antu foog mu nekk ay association yi nga xam ne seen objet social ñooy porter combat yooyu comme forum civil wala yeneen parce que bu doon plainte bi ci ñoom la bàyyi ko genre réponse boobu mënuñu ko ci am. ah donc yi nekkul combat yoo xam ne ay politique ñoom ñoo ko war a yennu pour bu ñu bëggee daal mu am chance yu bari pour mën a am. si ñun ñëpp ay woy politique lañ dañuy yennu combat parce que njëkk a yellool pour yendu ay combat woy politique yi la mais c'est que yoon daa am nu mu tëddee am ay ponk yu muy doxee maanaam boo ñëwee di seet si juge ne da ngay plainte kenn. Voilà, n'importe quelle action il faut que yow bu dee da nga am préjudice il faut que ce soit né maanaam foog nga ne lii laa ci am comme lor foog mu nekk yow bi nga xam ne yaa am lor bi yow yaa dugal sa plainte léegi donc bu dee yow nit nga citoyen simple maanaam jàpp nañ ni 16 millions sénégalais mënuñu dem di jébbal plainte doyen des juges du ko mën a ci donc moo tax dañuy ne kan moo ci loru kooku moo war a avancer. léegi bu dee xeex yu mel nii la nag souvent association yi wala ONG yi comme ni nga ko gisee par exemple pour l'affaire des biens mal acquis en Europe et tout ça ay ONG ñooy porter combat ay association comme ça du ñu am problème bu recevabilité. bu nekkee nag dañuy wax ne que wala ñuy njort ne que détournement de deniers publics la du jàpp ne askan wi yëpp ñoom noo si loru. ba tey foofu noonu il faut association yi kii pour mu am gën a am ay chance pour aboutir. waaw mais ban li ma lay wax lecture bu ma lay jox mooy lu yoon tëddee Sénégal fii. tant que révisé wuñu ko mën nañuy dégg xeetu réponse yooyu mais xeetu réponse yooyu bu ñu ko bëggee bañ a am ay ONG wala ay association ñi nga xam ne seen objet social maanaam li leen tax a jóg mooy loolu moom jarul ngay justifier que préjudice parce que dañuy jàpp ne saa yoo yëngoo rek que mbir moomu yitteel na la et que yow am nga intérêt. mais maître si beneen ponk tamit dañuy jàll si wàllu politique ndax jàppoon tamit loi bi nga xam te ni la loi de 81 modifié en 89 jëm si wàllum financement des partis politiques ndax jàpp ne jamono dox na ban war koo gën a mën a leer nga xam ne parce que ñu nekk fii di waxtaan naan ay financement de l'étranger la lay tekki ndax sénégalais bi nekk biti réew la wala ndax biti réew si boppam la ñuy wax est-ce que tam jamono warul dox ban gën a leeral bi boobu lu jàll si leneen. waaw loolu moom bañ ko waree leeral yàgg na déjà donc professeur El Hadj Mbodj bi nga xam ne moom moo defoon première étude. bi nga xam ne Abdou Diouf moo ko laajoon mu def benn saytu ci financement wu parti politique yi ak statut de l'opposition yi question yi nga xam ne moom la ñuy débattre tey 2021 depuis 98 lépp ngi ci rapport am lu ci njëkk moom mooy effectivement bu dee loi bi réglé na mbirum financement privé financement public amagut ba mu koy wax boobu dëkk yu bëri ñun ñoo leen rawoon ci mbirum démocratie muy Bénin ay Togo wala ay Mali ñi nga xam ne léegi am réglé nañ question yooyu mais fii mosuñu am benn volonté politique souvent pouvoir bu ñëw day ne mbirum financement des partis politiques bi dana ko jël traité ko mais bu commencé xool souvent dañuy gis ni en tout cas bu ñu tegoon ay ponk yu leer maanaam xaalis bi nga xam ne mooy jóge ci yenn fonds politique yeeg yooyu dootuñu ko mën a jëfandikoo benn deuxièmement aussi moom mooy dañuy dal di gis ni bu ñu tegee benn système financement public bu leer nañ daanaka day dooleel opposition bi
et que ñoom souvent bu ñu yoree pouvoir lu ñuy bëgg mooy janoog opposition bu lot bi nga xam ne amul ay moyens parce que xam nañ ne foofu rek lañ koy devancer parce que duñ ko devancer ni dans la la position programmatique wala ci jëf bu ñuy def donc loolu moo tax aussi que ay régime yu bëri jël nañ question bi jëbal nañ ko Abdou Diouf amoon na ñaari at pour jëmmal ko 98 ba 2000 jëmmalu ko mu perte pouvoir bi Wade ñëw professeur El Hadj Mbodj bindu ko lettre mu ne ko question bi maa la ko gën a xam parce que depuis 1984 effectivement déposé woon na interpellé woon na président de l'Assemblée mais ba ñu fa jógee ba Ablaye Wade fukki at ak ñaar yu mu am fii ba muy dem lijjantiwul question boobu ñu ñëw ci Macky Sall pareil donc pour tontu ci sa laaj effectivement loi boobu foog ñu revisiter ko foog ñu adapter ko mais surtout foog ñu préciser li nga xam ne moom le professeur El Hadj Mbodj proposé woon mu ne mbirum interdiction financement yi nga xam ne ay fonds étrangers foog ñu yokk ci loi bi parce que constitution moo ko wax mënuñu tere benn nationaux ak fu mu mënti doon mu nekk ci biir wala ci biti bokk ci parti politique wala dugal ay koppar et d'ailleurs loi bi dafa ne adhérents yi wala sympathisants yi mais distingué wul entre ñu nekk ci biir ak ñu nekk ci biti donc critère bu pertinent mooy est-ce que yow sénégalais nga wala nekkoo sénégalais foo mënti yeewoo boo nekkee sénégalais rek boo yóbboo koppar mën na ñëw léegi état nag moo war a teg dispositif bi nga xam ne da koy permettre feneen fu may jeexale nekkul rek ñu revisiter loi bi nekkul rek ñu régler problème mu clarification bi nga xam ne war nañ ko indi ci financement privé yi teg benn dispositif pour financement public mais aussi foog ñu teg benn haute autorité bi nga xam ne mooy saytu benn haute autorité de régulation de la vie publique bi nga comme nu ñu ko amee France ak yeneen ci dëkk parce que tey mbirum financement yëpp ministère de l'intérieur moo ko yor moom la ko yoon ci relais xam nga ne tey ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur te dewul njaxanaay loolu Sénégal yëpp a ko xam donc nan ngay gisee parti opposition dem di ko jëbal ay këyit ay koppar ay lépp di ko jox explication donc ça veut dire que lan day information yëpp lay am ci ñoom alors que ñoom bu ko peut-être beneen parti au pouvoir joxe du ñu am benn moyen ñun ñu saytu lan la ñu lay joxe donc loolu moo tax fokk ñu am d'abord benn institution bi nga xam ne day tëddee njaxanaay après ñëpp dem di ko jébbal moom muy saytu comme ci démocratie yëpp yu mag yi en tout cas ñu koy defee. d'accord léegi mën leen wéyal waxtaan bi parce que waxtu bi mi ngi dem ñu wax ci mbirum état d'urgence d'abord la loi 69-29 de 1969 wala 29-69 bi nga xam te ni modifié nañ ko ba sax le président de la République promulgué loi bi 2021-18 pardon. Le président de la République promulgué ko waaye si diggante bi dafa fekkoon couvre-feu bi jeex ba sax ñu làbbali woon ko si ëllëg si démb si la ko président de la République promulgué mu jur coow gouvernement bi génne ab communiqué di wax ne fu mu toll nii nekkatuñu si état d'urgence waaye dañoo nekk si gestion wu conflit wala non pardon si gestion wu catastrophe naturelle wala sanitaire tey ci yow ban lecture nga am si loolu ndax argument yi gouvernement bi génnee convaincre na la. mais gouvernement bi waxee loolu waxul lu am lu koy firnaal moom mooy amul benn décision bi nga xam ne xaatima guñ nañ ko mu sukkandiku ci loi boobu loi bi démb lañ ko promulgué nan la ñu mën a yeewoon ne Sénégalais yi que ñu ngi ci gestion crise sanitaire wala catastrophe naturelle ci ban dogal la ñu mën a sukkandiku ne régime boobu door na amagut le fait que nga promulguer benn loi ne veut pas ipso facto dire que loi bi mu ngi appliqué wu parce que loi bi nga xam ne da lay jox ay sañ-sañ pour gérer benn crise wala benn catastrophe naturelle nekkul rek dafa war a promulguer wu mais déjà promulgation bi sax pour mu mën a am effectivité wu loi bi ñu considérer ne que loi bi jëmmal nañu ko fokk mu am publication au journal officiel loolu moo tax amagul loolu d'ailleurs moo tax que ñoom ñu jël benn arrêté jox ko diiru juróom-ñetti fan 8 jours pour mën a am néggandiku pour mën a jëmmal loolu donc bu ñu ñëwee tey di gëmloo nit ñi ne dugg nañ ci régime bu bees dañuy jëm a dox ci xelu Sénégalais yi loolu amul régime bu bees pour ñu dugg ci fokk ñu jël ay dogal ne dogal bu njëkk bi nga xam ne mu ngi sukkandiku ci la nekk ñu jëmmal ko buñ ko jëmmalee tam
comme nuñ ko waxee ci semaine bii passé xeex bu ñu tàmbali woon danañ ko wëyal xeex bi mooy lan ñu jàpp ni Macky Sall loi bi mu teg méngoowul ak suñu constitution dafa violer article 69 de la constitution parce que dañu am ay àq ak yelleef yi nga xam ne constitution moo ñu ko may titre 2 droit et liberté donc constitution droit yu mu la may constitution rek disposition constitutionnelle boo ko mën a tënk loolu moo taxoon ñu am article 69 bi nga xam ne dafa ne mën nañu ko tënk bu amee état d'urgence ak état de siège